du ma wax nag ñëpp la quoi am na ci marabu yeeg partout ñoo xam ne lu ñu yàkkamti rek mooy nga nekk président de la république yow su fekkee da ngaa bonoon démb ñu lay wax ne toxkatu yàmbaa nga wala naankatu sàngara nga wala jaaykatu dorog nga sax mën nañ la taxer de tous les noms mais il suffit que yow nekk nga président de la république rek dañuy ñëw fàtte lépp ngay sàcc xaalis Sénégal bi di leen ko jox lépp loo def nag ci lu bon ñu cautionné ko te am na fépp nag ci entité yëpp Sénégal fépp la am waaye nag am na ñoo xam ne ñoom ils sont courageux ñoom lu booy ànd ak ñoom lu mu métti dañ lay wax dëgg comme genre Moustapha Diakhaté ak ay Moustapha Cissé Lo waaw léeg-léeg Moustapha Cissé Lo dina déconner wax yoo xamante ni vraiment nekkul waxu kilifa mais quand même tamit il faut ñu reconnaître ne moom waxkatu dëgg la quoi bu dëgg jotee daf koy wax quoi nekkul kuy ànd ak nit di ko jay wala di nekk suq loolu il faut le reconnaître ñaar ñooñu rek laa gis ci APR ñu mel noonu léegi ñooñu ñooy tax toujours président yi di nekk dof gëmloo leen ne leen yéen Sénégal yéen a fi maanaam doo moromu kenn ni nga yoree réew mi kenn mësu ko kaa yoree xam nga te loolu li tax ñu koy wax nekkul lu ñu gëm de nguur gi waa ji yore la ak xaalis bi muy sàcc di leen ko jox ñoom di leen ci ger ñuy naan deretu Sénégal yi di ko muuc ku ñuy sàcc xaalis Sénégal di la ko jox nga koy lekk comme si nga fekk benn sénégalais bu toog rek nga bënn yaram bi di màcc deretam bi di ko muucu wala ngay lekk yàpp sénégalais bi mën nañ la qualifier ngeen baal ma ci kàddu gi comme dëmm ku tim nit di ko lekk. parce que sénégalais bi nga xamante ni dafay feebar bëgg a faju mënta faju sénégalais bu am insuffisance rénale di dee ndax du am problème mu hémodialyse sénégalais bi nga xam dafa am cancer te radiothérapie bi disponible xam nga wala ay chimie yooyu genre yooyu noonu. sénégalais bi nga xamante ni mu ngi bëgg a jàng école doomam bëgg a jàng du jàng ci condition yu baax ci abri provisoire yi lay nekk wala muy dox ay kilomètres jógee ko benn village dem ci benn commune boo xam ne 10 kilomètres la dem jàngi jaabante sonn et j'en passe bëri na yu ma mën a wax lu bëri xam nga ñu jël xaalisam yow boo xam ne dañ ko waroon def ci moom ñu jël ko jox la ko yéen benn groupe bu nga xamante ni da ngeen di nekk ne ñi ne ay sëriñ lañ ñi ne ay communicateur traditionnel lañ ñi ne ay journaliste lañ ñi ne ay partisan waa ji lañ léegi yéen ngeen fàtte intérêt sénégalais yi topp seen intérêt personnel ñu jël ay enveloppe di leen jox ngeen di jay benn nit di ko gëmloo ne ko yow yaay Messi doo moromu gars yi te képp ku koy gëmloo loolu tu es un menteur tu es un hypocrite fenkat nga naafeq nga te yàlla rëbb na la fii nii nul n'est indispensable amul kenn ku mënta jiite Sénégal laa la wax nii Sénégal ñaata boroom xam-xam ñoo fa nekk te gën a ëpp xam-xam Macky Sall fuuf gën ko jub dax ko jiite réew mi gën ko honnête ak ñoo bëri kenn ku leen doon compter duñ jeex léegi nag su ngeen ëlbatikoo ñëw di ko gëmloo naan ko waaw monsieur le président doo moroom gars yi yow sax war nga mën a am 3e mandat gars yi dañuy wax rek xam nga gars yi dañuy wax te fekk moom il était de bonne foi début bi xam nga mën naa am sax bëggoon na def ñaari mandat yam dem mais après ay naafeq ak seytaane yi ma leen di wax nii ñoom ñoo koy dugal ci conneries yooyu noonu ak bêtises yooyu noonu mais gis nga bés bu ko defee billaahi wallahi watallaahi dana ci bëgg a génn mu tëkk ko sond bu ma leen doon wax nag ne moom lay def la ma si ñëwaat léegi dafa njëkkee commencement bi taj bon affaire Karim Wade sax du ma ko ci boole dama ko ciy génnee parce que loolu règlement de compte la woon moom ak la famille Wade parce que bon li ñu jotee woon loolu ñu ñëpp xam nañ ko affaire yi assemblée nationale bu mu owoon Karim ak bundu xataal bu ñu ko defoon génnee ko ci assemblée nationale mu démissionné créer son propre parti yooyu yëpp ñëpp xam nañ nu mu demee loolu la moo tax mu doon venger wu quoi loolu vengeance la woon affaire Karim Wade bi léegi mu ngi commencé ci Khalifa Sall mu ñëw jàpp Khalifa Sall jaay ko doole tëj nit ñi di wax naan bu ko tëjee dinañ def lii léegi mu prépare dispositif yëpp teg wax ak ay juge am ger leen pour ñu tëjal ko Khalifa Sall ñu xool fan la ñu war a jaar pour tëj ko policiers yi ordre rek nga leen di jox ñu defal la li nga bëgg ñoom ak gendarme yi parce que dañoo am ay kilifa ci kaw te ñooñu waa ji moo leen di teg foofu noonu ñu toog te ku la abal bët fu ko neex foofu ngay xool voilà léegi foofu lay njëkk a sondé Sénégalais yi xool affaire bi jàll léegi gars yi génnuñ mu def li mu bëgg a def yëpp éliminé Khalifa Sall ñu demaat ba mu yàgg
mu wóoluwul boppam ci élection yi ba tey de parce que xam na ne c'est un menteur il a menti les Sénégalais te Sénégalais yi weddi nañ ko c'est un traître aussi il a trahi les Sénégalais yi weddi nañ ko léegi mu ne day teg parrainage Khalifa Sall bi doyatut léegi wóolootut donte Khalifa Sall naroon na ko yàqal mu ne léegi xaaral ma teg parrainage pour éliminer ay candidats tànn ñi nga xam ne ñeme naa leen ma dem ak ñoom ci géew bi bëreek ñoom mu def loolu gars yi génn non bu ko fi defee nii naa lu fi amoon 23 juin c'est-à-dire gars yi soob rek mu préparé affaire tegaat dispositif de sécurité am gars yi daw xam nga sénégalais ñun dama yàlla baal ñun jeunesse sénégalaise bi dañoo tàppet ñun ñu si bëri ay tàppet lañ bu ñu gisee benn policier sax 10 jeunes bu ñu gisee benn policier sax dañuy daw ay tàppet lañ yàlla moo ñu bindee noonu quoi ñu si am fit bëriwul suñu réew jaraluñu sax ay xeex ak yooyu te nit sa réew dafa la war a jaral sax nga dee surtout koo xam ne baadool la tekkiwul dara ñëw di def di n'importe quoi xam nga si côté boobu laay waxee loolu da nga ko war a jaay sa bakkan bi rayanteeg moom une bonne fois pour toutes wan ko ne ko carrément yow doo tus dañu la fay teg pour nga jiite réew mi kon tu dois ñu respecter et tu nous dois beaucoup de respect voilà donc loolu ñoom duñ ko def léegi bi mu tegee parrainage bi affaire bi jàll fekk Paris la ko fekk mu nekk fa ci ngoon gi dem Mantes-la-Jolie mook ay kiyam partisan yam di bàkku naan waaw gars yi dañoo waxoon ne su ma tegee parrainage bi du fi am ñoom ay tapet la maanaam un président de tous les Sénégalais toujours yow da ngay ut foofu far te yow tu es le président de tous les Sénégalais mais toujours rek yaa ngi def ba ay clan yoo xam ne yow da nga am ñoo Sénégalais yoo faral ak ñoo xam ne faroo ak ñoom da nga leen di saaga di leen xas déjà loolu rek kenn waru ko def boo nekkee président tu dois être le président de tous les Sénégalais waaw war nga am nag ay opposants affaire mais ñun nekkuñ si ay adversaires duñ si ay ennemis mais moom ces opposants moom da leen considérer comme des ennemis et des adversaires day xeex ak ñoom gars yi dañuy génn mu yebal leen ci télé yi ak rajo ñuy saaga gars yi di leen xas di leen dénigrer di leen utal ay plan pour tëj leen moom noonu lay politique boo xam ne politique bu salte la politique bu baadoo la boo xam ne dafa exagéré moo tax mën na leen raw na Senghor raw Abdou Diouf raw Abdoulaye Wade ci côté politique bu salte ñooñu moom da leen see dépassé moom moo ci jël paie moom dafa ñëw mu ëppal dafa exagéré yaa ngi comprendre léegi parrainage bi jàll léegi napp na ñaari yoon sénégalais ci Khalifa Sall ak ci kii bi ci parrainage bi te moom lépp lu Abdoulaye Wade doon def di ci échec moom daf ko def ci bopp bi ne su ma ñëwee dama koy def préparé ko xam nga Abdoulaye Wade daawul préparé yooyu mu daan def comme ay 23 juin bi nekk toon loo xam ne da koy prémédité ne léegi su ma ñëwee damay teg nii def ay plan quoi pour affaire bi jàll mais boobu moom daf ko def noonu rek ne da koy voté proposition de loi rek quoi pour ñu voté ko mais comme ni Sénégalais yi génnee moom xalaatoon na dinañ génn waaye comme di jël ay dispositifs de sécurité yoo xam ne dispositifs sécuritaires yoo xam ne da nga naan gars yi bu ñu génnee nii laa leen di def mais moom ci yooyu noonu Abdoulaye Wade doon def di ci échec moom ci la jàng nag pour ñëw bu tegee plan yam après préparer ko pour def répression ci kaw gars yi dóoree xappe ndox mu tàng jàpp dem tëj ba pare na du dellu ginnaaw léegi nag léppam nag noonu la ko nar a jàppee mu tëj Khalifa Sall mu jàll mu def parrainage bi mu jàll mu def fi lu ko neex yëpp mu def mu utiliser force am mu jàll moom fu mu nekk nii amul dara lu benn acte bu mu posé bi mu toogee ak léegi te forcé wu ko jàllale ko par force sénégalais yi masuñ ko gagné ci dara comme ay rapport de force nii masuñoo gagné Macky Sall ci tous léegi nag loolu moo koy poussé nag di ko may fit nag ba mu àgg na dafay def 3e mandat te xam nga constitution bi mu ngi koy changé mars 2016 ci article 27 bi dañoo wax ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs kenn mënul def lu weesu ñaari mandat de 5 ans lañ wax waaw de 5 ans léegi nag am na ñuy wax ne voilà suñu waxee de 5 ans mooy ne 7 ans bi bokk ci xam nga am ñu wax ne waa dañ ne noonu nul ne peut exercer plus de 2 mandats rek la ñuy wax kon 7 ans bi ci la bokk kon déjà commencé nañ di werante ci wàllu droit yeeg yooyu noonu mais moom toujours ñu koy liggéeyal mooy comme ñu ma doon wax rek mooy boroom xam-xam yu saay-saay yi xam nga su fekkee da ngaa nekk boroom xam-xam jàng ba pare saay-saay li nga jàng yow doo ko appliquer maanaam yow da ngay xool comme lu neex nit pour nga defal ko loolu noonu quoi comme lu neex Macky Sall wala mu jël xaalis ger la na la waxal ma lii defal ma lii nga defaral ko ba mu baax moom lañ doon jiiñ waayam jooju ñu wax Ismaïla Madior Fall di ko wax le tailleur de la constitution loolu lañ ko doon wax mooy koo xam dafa am xam-xam ba pare saay-saay maanaam li mu jàng da koy jël mu sànni fële def lu arrangé ki ko neex
ko soit xaritam lay nekk wala mu nekk koo xam daf ko corrompre wala dara quoi yooyu yëpp day am xam nga léegi nag loolu moo tax mën na leen troisième mandat bii nii man yàgg naa ne wax ne dina ko def parce que yàgg na poser acte yi gis nga Niger Oussouffou mu ngi ci deuxième mandat yam Nigéria Buhari mu ngi ci deuxième mandat yam te xola coow yooyu yëpp dégg leen ko fa te pourtant Nigéria ñoom ñoo gën a gàttale Nigéria xola du sax 5 ans Nigéria 4 ans la comme États-Unis noonu la ñuy def 8 ans te xola Macky Sall benn mandat yam rek 2 mandats wu Buhari benn at la ko rawee te ñooñ terew dañuy doyal ñoom parce que dañoo goree bu jeexee dañuy xam ne jeex na loolu mooy gor maanaam jeex na fal nañ ma lii laa waxante ak sénégalais yi lii lañ def ci constitution bi mooy biibulu Sénégal wala mooy alxuraanu Sénégal lii lañ ci def dañ ko war a respecter kenn amul droit dem di ko jalgati à ta faveur naan da ngay ñëw parce que man dama bëgg damay laal constitution du caaxaan kenn waru ko fowee parce que référendum la par voie référendaire lañ ko defee maanaam dañoo consulter les sénégalais na leen lii lañ bëgg a def est-ce que d'accord ngeen ci ñu ne waaw d'accord nañ sénégalais yi nga xam ne ñoom la ñuy jiite ñoom ñooy fal ñoom ñoo souverain ñoom la ñuy wax na leen lii lañ bëgg a def est-ce que vous êtes d'accord ñu ne oui d'accord nañ sénégalais yooyu mu consulter leen ñu ne d'accord nañ ci constitution ñu bind mu leer nañ ñu ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs léegi nag yow nga ne yaay njiitu réew mi nga ne léegi am nga ay ñu lay jay ñoo xam ne yàkkamti bëgguñ nguur gi jeex parce que nguur gi moo leen di dundal amuñ métier xam nga politique du métier politique gu Sénégal mooy da ngay ñëw benn waay nga rek tekki woo dara jógee ko fële nekk milliardaire quoi ñu ne lan lay liggéey ñu ne politicien la loolu Sénégal rek laa koy gis man ak yeneen réew Afrique yi xanaa waaye politicien dafa war a am métier bu nguur gi mu nekk bu daanoo mu dem liggéey jiwaat même président bi bu ñaari mandat yi mu jeexee dafa war a dem liggéey. boo demee Iran Ahmadinejad ñaari mandat la def delluwaat université dem di jàngale ji di dugg bus du yore oto dafay mel ni comme iranien yi dugg ci bus bi wàcc dem université dem jàngale ji Bill Clinton mu ngi koy def George Bush delluwaat na Texas fa mu dëkk di liggéey comme lu mu daan def mais président africain bu fi retraité France ngay dem wala nga dem beneen dëkk toog fa xaalis bi nga sàccoon yëpp nga koy noosee ñi mu àndaloon tamit même chose rarement nga ci gis koo xam ne dañ koy def ministre mu nguur gi jeex wala ñu wàccee ko mu dem delluwaat di jàngalewaat gis naa ko ci Mary Teuw Niane ak ci Mame Thierno mooy ku nekkoon ministre de l'environnement ak Mary Teuw Niane tam nekkoon ministre de l'enseignement supérieur bi affaire bi jeexee Macky Sall dàq leen kii dafa delluwaat université di jàngalewaat kii demaat hôpital principal di liggéeyaat parce que c'est un médecin militaire Mame Thierno donc kon ñoom ñi leen wër te nekk ñoo xam ne ils sont malhonnêtes jubadi xam nga ils sont de mauvaise foi xam nga ñoo xam ne ils sont de mauvaise foi ñoom ñooy nekk di leen wax naan leen waaw nii dugal duñ bëgg affaire bi toujours jeex ñoo leen dugal ci conneries yi ba pare ñoom ñu nangu ko nag te conséquences yi buy ñëw toujours ci kenn ki rek lay dal moom mooy le seul responsable mooy le président de la république léegi nag réew yu ma leen tuddal léegi ne ñoom amuñ problème boobu noonu kenn waxtaanewu fa loolu parce que ñoom seen président yi dañoo poser ay actes yu wane ne ñoom soxlawuñ loolu te lu ñu wax dañ koy respecté waaye xam nga yow président boo xamante ni toujours lu mu la mas a wax bi mu faloo ba léegi ay fen la kooku du la wax dara loo xamante ni da nga koy gëm bu la waxee ne dafay yem ci 2e mandat bi doo ko gëm parce que moom bi mu toogee bees daf na la 7 ans laay def fen la def 5 ans wax la yeneen ak yeneen yoo xam ne doxalu ko ci 7 ans yi mais kon kooku kenn du ko wóolu kenn wóoluwu ko léegi nag koo xam ne jege na ko lool muy Sori Kaba ñu invité ko ci benn émission bu ñuy wax Grand Jury animé par Babacar Fall RFM ñu laaj ko ci affaire u 3e mandat mais xanaa nit bu ñu la invité rajo wala télé suñ la laajee nag nga loo xam ci li xanaa di nga ci wax sa xalaat nag mais Sori Kaba mu wax xalaatam ne Macky Sall de ci 2e mandat yam la nekk ak dernier mandat yam ñu dàq ko
waaye ku ñuy jiñ dëmm ngay soccoo yeelu xale moom yow yaa weer sa bopp ku dee ci marché yow yaa tàgge sa bopp loolu rek la noonu la affaire bi demee. Sori Kaba dañ ko ci laaj nekkul ma wax Babacar Fall ne ko laaj ma ci xam nga tey yow boo ñëwee ci émission dans une émission animateur bi moom lim la war a laaj yow doo ko wax de moom mooy préparer ay questions yu teg ne lii laa lay laaj ak lii ak lii ak lii ak lii du la wax sax ne la ci lii laa lay laaj da ngay tëb rek mu laaj la ngay tontu mu laaj ko ci affaire troisième mandat bi mu wax xalaatam ñu dàq ko waaye léegi kon kooku lan la nar koo xam ne ku wax ci troisième mandat ne kii warta am troisième mandat du ko def bi mooy dernier mandat yi mu dàq la. te bu keneen génnee wax ne loolu duma ci wax man wala Macky Sall mën naa def troisième mandat doo ko dàq nga gis ki nga xam ne moom mooy naafeq boobu yaa xam mbay nga xam ne gëmu tus dara gëmu ko tekki wutoon démb dara lu may pour mu nekk dara il faut mu nekk suq pour mën kaa nekk te li ñuy wax naan ay dynastie Faye Sall noonu boobu moom moo ko génnee sax moom moo ko génnee moo créé baat boobu parce que commencement Macky Sall dafa commencé rek mu commencé dal ci kawam di ko attaqué ñu koy invité Diine ak Jamono Sidy Lamine yàlla na ko yàlla yërëm muy dal ci kawam di ko xas di saaga daan ay dynastie Faye Sall ndeke moom ku ko oo la bëggoon ñu oo ko yóbbu ko palais rek mu noppi léegi nag fu mu nekk nii moom mooy premier défenseur u Macky Sall bu Macky Sall defee lu gën a bon moom mooy génn défendre ko dañoo dàq sax Sori Kaba ñu invité ko 7TV ak Maïmouna Ndour mu commencé di dal ci kaw Sori Kaba naan warul wax ci loolu parce que loolu du priorité am na yeneen yu ñu war a wax mais lu tax warul wax ci loolu mais moom waxu organisé wul conférence de presse ne damay wax ci affaire troisième mandat wu Macky Sall su doon loolu la sax mën nañ ko dàq ne ko lu tax ngay def ci lii te Macky wax na ci lu mu ci wax bu pare mais dañ ko invité rajo ne ko lii loo ci xam mu tontu ne bii mooy dernier mandat yi Macky Sall ñu dàq ko. mais loolu lan moo ci nekk ñun ànduñoo ak Sori Kaba mosuñoo ànd ak moom parce que lim gëmuñ ko politique bi muy mënee ñun ànduñ ci ak moom ki mu àndal ànduñoo ak moom ni muy politiquer mais nag dàqam bi dafa arbitraire te c'est injuste donte décret lañ ko fale heure bu ko neexee dàq ko mais nag su ko dàqee woon nag ci leneen wala mu toog ba mu yàgg rek mu wàccee ko ñun loolu amuñ ci benn problème mais dafa wax ci affaire troisième mandat bi ne mënu kaa am mu dàq ko te pourtant Moustapha Diakhaté démb wala émission bi sax foog naa dina daw dimanche bii di ñëw si Sen TV moo ko Ahmed Aïdara am na benn extrait bu ñu ci teg démb mu wax lu kii wax lu Kaba wax ne Macky Sall kenn du ko fi dugal ci affaire troisième mandat ku ko ci dugal bëggoo ko xam nga Diakhaté il est libre waaw moom day wax ce qu'il pense kenn moomu ko léegi Ahmed Aïdara na ko waaw léegi de Macky ku wax ci affaire bi da lay dàq mu ne man Macky Sall na ma dàq mu ne ko lim ma dénk moom la yàlla dogal ne moom moo am prérogative pour di fal di folli lim ma dénk su demee ba mu yàgg mu jëlaat ko tamit dama koy sant gërëm ko rek dama toog sama kër xam nga façon nit yooyu la Sénégal bëgg nit ñi nga xamante ni dañoo gëm seen bopp bañ a nekk suq bañ a nekk ay dunguru nit ndax ay nguur ay poste loolu est-ce que loolu day continuer loolu du dara gis nga dignité ak honneur dafa neex nit da ngay diñ gëm sa bopp même booy lekk ay xob ah amoo loo lekk xob naan ndox sax soit digne quoi goreel bul nangu di nekk suqu kenn bul nangu di jay nit loolu dafa xaram nit da ngay gëm sa bopp mais malheureusement ndeysaan réew ma ñu fa mel noonu bëriwul te gis nga lii bu ñu si teelu te jóg nii teel a alerté teel a wan ko ne ko carrément loolu bu naree am dañuy rayante ak yow génneel sa policier yi nga am ci Sénégal yëpp wala nga génnee sa gendarme yëpp armée bi sax génnee leen ñu rayante ak ñoom armée bi bu génnee gendarmerie génn police génn douane sax bu leen neexee ñu boole si parce que mën nañ see bokk boole ci garde pénitentiaire ñëpp corps yëpp génnee leen ba xam ndax ñoom ñoo ëpp Sénégalais yi wala déet suñu defee comme lu mu ko jaral mu jaral ñu ko ñu fas yéene dee rayante ñu nekk Europe di wax sax mu jaral leen ñu dagg billet dem wàcc ci terrain bi pour ne dañuy dee ñun tey bu paree ñu jàpp ko yóbbu ko tribunal juge ko pour haute trahison yi mu def yëpp ah fekk jéemuñ loolu daf ko suñu bopp yi ñun
billahi waa ji dina jàll. acte yi muy posé yëpp loolu la troisième mandat la loolu yàgg naa ko wax man yàgg naa wax ne waa ji yàgg nañu sonde day ñëw essayer teg xool ndax gars yi dinañ génn. def na ko ba tàyyi def na ko ci parrainage def ko ci affaire Khalifa Sall def ko ci élection yi passé ci carte d'identité autorisation interdiction de marche yeeg yëpp yàgg na def loolu da koy préparer préméditation lay nekk pour natt sénégalais même yi muy def nii yëpp day natt day xool ñun fan lañ toll ndax jaral nañu comme bu naree ne day def troisième mandat ndax jaral nañu ñu génn raayante wala déet day nattaate fu mu nekk nii li mu wane nii ci affaire Sori Kaba bi loolu rek la dafa bëgg a def troisième mandat fu mu nekk nii lim nar a def mooy fexe ba ut ay constitutionnaliste am comme genre ay Ismaïla Madior Fall ak ay Mounirou Sy parce que ñooñu moom lañu àndal instant bi ñooñu gëmuñ dara pour ñu defaral ko affaire ba mu rafet conseil constitutionnel ña fa nekk moo leen fa teg ñooñu lu mu bëgg moom lañ bëgg lu mu bëgg rek ñooñu loolu lañ bëgg pour ñu jàll candidature mu forcer élection yi comme ni mu def 2019 jàll am troisième mandat par force comme ni Abdoulaye Wade forcé woon troisième mandat bi ñu gagné ko mu nangu moom du def loolu de nee naa leen lépp lu Abdoulaye Wade def échec ci moom day ñëw pour réussir ko da koy préparer moom ci erreur Abdoulaye Wade ak échec Abdoulaye Wade yi ci lay xool pour di def yu bon yi muy bëgg a def il faut veiller sur ça seetlu leen loolu gis nga parrainage bi maa leen di wax ne bi mu koy teg si 23 juin bi la jàngee pour interdire marche kii bi manifestation bi parce que Wade dafa autoriser manifestation bi parce que c'est un grand démocrate donte affaire bi bett na ko quoi ba mu reculer dellu ginnaaw mais moom reculade moom loolu gàcce la ci moom dafa rëy il est orgueilleux nous avons un président orgueilleux oyoful léegi nag ci 23 juin bi loolu si la jàngee mais su ma autoriser marche bi rek ci 19 avril bi mooy parrainage ba rek du baax dinaa dellu ginnaaw dëkk bi dina jaxasoo te dinañ ma oo kilifa diine yi comme ni ñu ooyoon Abdoulaye Wade intervenir gars yi dellu ginnaaw te man du ma dellu ginnaaw léegi nag yeneen yi ci des yëpp noonu lay def chaque jour noonu lay def lu mu bëgg a def day sonde fu mu nekk nii bés bu demee ba lu si des sax gaa bëri na te ñu bëri dañuy wax ne teel nañ see wax mais teel see wax moo gën dañ koy alerter ñëpp mobiliser wu tel ko xamal carrément ne ko gis nga bés boo fi waxee da ngay def troisième mandat pare nañ pour jaay la suñu bakkan yi ñun ñu dee ñun ñëpp ñun sénégalais yi il faut que nit ñi gëm daf dugal loolu ci boppam bi quoi billahi wallahi tallahi bu ñu nekk ay tapet ay yambar ñu ñuy takk ci buum di ñuy xëcc di tëri ñun duñ ay jaam bu ñu nangu loolu nañ ko teel a préparé teel cee wax teel a alerté yuuxu wan sénégalais yi ne leen carrément yéen ñëpp préparé leen parce que lii bu ñu ko bàyyee mu jàll du baax Tiken Jah Fakoly wax na ko nee na si ça passe en Guinée ça peut passer au Sénégal et en Côte d'Ivoire Tiken Jah Fakoly wax na ko te waa Guinée fu mu nekk nii ñu ngi génn ci mbedd mi pour rayanteeg sa waa ji affaire bañ a jàll waruñ ko nangu ñun peuple bi ñun ñoo souverain ñun ku toog ci kaw nguur gi ñun ñoo la fa teg kon waruñoo nangu fal nit ba pare mu ñu jaay doole def du n'importe quoi mel ni moom Sénégal moom mooy kan ñoom ñooy ñan bay toog ay 4 mandats ay ñoom ñoo gën Sénégalais yi wala lan la 2 ngay def keneen ñëw def 2 keneen ñëw def 2 ku nekk di def parce que réew mi du kenn nit rek moo ko mën a liggéey ay nit ñu bëri ñoo koy liggéey ku nekk da ngaa am xalaat pour sa réew xalaat bu rafet ku nekk dafa am loo yéene sa réew te loolu du benn nit moo ko mën a def loolu moo tax nag pour lu gën a dëgëral démocratie réew yu ko am yëpp bu ñu def seen constitution bi ñu dugal na léegi ku nekk da ngay toog ñaari mandat nga dem suñ la gañee ci benn mandat bi nga xam ne benn mandat nga war a am nga am ko mu jeex comme le cas de Sarkozy suñ la renouveler nag seen confiance falaat la léegi jeex na nag mais nga sortir par la grande porte mais toog rek na doo dem nit ñi di la jay naan la yow doo moroomu gars yi li ñu fi def te yow wóor na la yow en âme et conscience yow tu n'as rien foutu yow dafoo dara sa bilan tey jii 7 ans yi nga def yëpp kenn mënu cee wax ne lii nga def du nekkul éducation bu baax nekkul santé bu baax du dara amul benn bilan boo xamante ni lu baax la lu ñu mën a teg suñu loxo ne lii fa mu nekkoon
am na amélioration amul. nit ñaa ngi gën a xiif nit ñaa ngi gën a mar nit ñaa ngi gën a ñàkk liggéey surtout la jeunesse da ngay jàng ba am sa ay diplôme toog doo am liggéey ay branlon moo am si yenn sociétés yu mag yi kuy dem retraite da ngay jëm a dugal sa doom placé ko doomi jàmbur yow tu t'en fiches sa yoon nekku ci maggu yooyu noonu moo am Sénégal Ousmane Sonko ñëw di dénoncer loolu ak sàcc xaalis bu métti bi détournement dañuy public yi ak suñu ressources minières yi ñuy jël di fowee Sénégalais yi di gën a sonn riche ba pare di gën a sonn di gën a pauvre genre Ousmane Sonko yi ñëw wane jub ñu ne leen du ngeen fi jubee ne dañ leen di yàq carrément ñooñu ngeen war a jóg ngeen jàppale leen Sénégal am na nit ñu baax ñu fa nekk bëgg leen lu baax bëgg ay nit ñu baax mais man mënumaa nangu peuple boo xam ne yow ay nit ñu bon nga préféré que nit ñu baax man loolu laa mënul comprendre bëgg leen nit ñu baax ñi ak nit ñu jub ñi nit ñu jub ñaa ngi Sénégal ah Sénégal ay nit ñu baax fa nekk ñu jub mais yéen daal ku leen tegal ku baax tegal leen ku bon ngeen tànn ku bon léegi moom muy abusé wu rek ne moom Sénégal yi daal nii lañ bëgg ku nekk daal ñi nga bëgg ñu jiite noonu lañ lay jiite quoi bu élection jotee ñu leen di jox ay 10 000 francs ay 5 000 ay saako ceeb dugg si kaar yi yu fu jàmm yooyu ah noonu rek lañ leen di jàppee bu leen nangu loolu bañ leen ko nañ xeex loolu kii mooy 4e président bi nañ fexe ba 5e président yi bu ñëwee lu muy def na méngoo ak li tax ñu fal ko respecter kàddoom changer situation sénégalais yi lépp luy tax réew développé tey yàlla may nañu ko tey bépp ressource minière halieutique am nañ géej am or zircon am phosphate am pétrole gaz France sax amul loolu amu ci benn géej rek la am te pourtant c'est un pays développé ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye léegi loolu ñun am nañ ko ngir yàlla nañ góorgóorlu ñu ut ku baax ku jub koo xamante ni bu ñëwee dina exploiter loolu ñu bokk ak ñoom suñu xale yi bañ a duggati ay gaal di ñëw Europe di dee ci Méditerranée bi ñaata doom lañ am yu dee ci Méditerranée bi loolu kan moo ñu ko teg du ay njiit yu bon suñu amoon njiit yu baax danañ dugg gaal xale yi dinañ dugg gaal di ñëw Europe di dee ci yoon bi ku dem bay dugg gaal traverser Méditerranée bi pour ñëw Europe te Europe moo gën a métti sax Afrique mais da ngay foog ne moo tane ba tax nga ne mu jaral la nga dugg gaal xamal na yow fi nga jógee métti na trop waaye suñu amoon ay réew ay njiitu réew yoo xamante ni ñu baax lañ Sénégal man neex naa defar quoi pour man waaye tamit suñ jikko yi war nañ koo changer parce que réew bu nekk tamit jikko yu ñu yore tamit dafay feeñ ci ni ñu leen di jiitee parce que ñu leen di jiitee ils sont issus de ce peuple là ci peuple boobu la ñu génnee moo tax yàlla ne inna allah laa yughayyiru maa bi qawmi hatta yughayyiru maa bi anfusihim kenn ku nekk rek njiit yi ngay mérité ñoo lañ leen di yónnee mais ñun tamit nañ fexe ñun ñu jéem a changer suñu jikko yi ndax ñu neex a jiite ñu nit bàyyi naa fekk gi bàyyi jayaate gi bàyyi complexe bàyyi intérêt personnel xaalis bu bëri ay millions ay milliards dajale tabax kër yu loolu ban njëriñ la am ay kër yu bëri qu'est-ce que ça sert ban njëriñ la am nit bu la yàlla dimbalee nga am benn kër man joxe dépense am sa benn oto bu yem am looy sutur doy na da ngay dee booy dee doo ko yóbbaale mais li ñuy dal nii yëpp bëggee ak bëgg di am ba faw nekk borom alal ba faw di ko am illicitement moo leen di pousser toujours boo leen tegee ci yenn poste yi wala nga def leen président ñu nekk di profito di sàcc tey jii lépp lu bokk ci Macky Sall ak Marème Faye Sall laa la wax de pare nañ ci ñàkk même bu ñu génnee bu ñu wàccee ci réew mi pare nañ ci ñàkk tey ñoom seen àdduna ba muy jeexee ñoom duñ ñàkk ndax luñ sàcc ci alal ak yenn ministres yeeg yooyu waaye su fekkoon nag ne am nañ ay juges yu indépendant yu libre yu am sañ-sañ bon am na nag mais instant bi comme ñi ñu jiite jubuñ dañ leen di mettre au frigo duñ leen teg ci kanam pour ñu mën a am yenn doole yi xam nga ñi ñuy jël mooy ay sëñ Bassirou Gueye la ñuy jël teg ci kanam mu nekk procureur de la République soi-disant procureur de la République quoi day nekk procureur u Macky Sall wala procureur u APR
ku ànd ak Macky loo def dara du la ci fekk ku àndut ak moom tey nga dee. léegi nag am na ay juges yoo xamante ni ñu libre lañ ñu digne lañ ñu honnête lañ ñu ngi foofu mais dañ leen di mettre au frigo duñ àtte duñ def dara duñ nekk ci kanam. léegi nag bés bu fi yàlla defoon Macky Sall jógee fi ñu defaraat affaire bi justice bi indépendant am indépendance am gis nga su boobaa am na juge yu jub yoo xamante ni yu ragal yàlla def seen liggéey comme ni mu waree dinañ leen ñu ñëw ñu àtte leen tëj leen ci kaso bi nangu seen xaalis yu bëri yu ñu sàcc te loolu ñu ngi ñaan yàlla mu am parce que xaalis sénégalais yi mënoo ko sàccee noonu mu yombee noonu ngay dem di ko lekkee noonu ñu lay bàyyi dafa war a jeex loolu te nag loolu ñun ñi ñoo ko war a xeex nañ ko xeex bi léegi lay commencé buñ ci taayal buñ ci découragé nañuy wax di sensibiliser nit ñi nañuy sensibiliser nit ñi di conscientiser di leen wax ak jeunesse bi wan leen ne leen carrément ñun dañ ñoo noot te loolu dafa war a jeex il est temps ñu moom suñu bopp ñun moomaguñ suñu bopp ba léegi li ñuy tooñee tubaab bi naan ba léegi tubaab bi dañ ñoo coloniser loolu sax au niveau du Sénégal sax ñun dañ ñoo coloniser maanaam ñi ñu jiite sax ñooñu ay colonisateur lañ parce que sénégalais bi li mu moom amu ci sax droit pour mu jot ci sax problème la sénégalais boo xamante ni yow da ngay loo jënd tey ci boutique bi am na TVA dangay fay ay impôt boo jëndee benn saako ceeb jël nañ ci TVA pour état bi loolu sa cotisation la boo jógee ko bitim réew indi sa conteneur wala leneen loo mënta indi sa marchandise même les pays frontaliers boo fa jógee ko comme ay Mali Mauritanie jógee ko ay Gambie da ngay dédouaner loolu da yaay participer ci développement réew mi ci nguur si xaalisu nguur gi nga yaa ngi cotiser léegi nag xaalis boobu noonu yow si lañ la war a tabaxal ay hôpitaux yu baax digne de son nom si lañ la war a defaral ay tali ay infrastructures yu baax si lañ war a tabaxal xale yi ay école ñuy jàng bu normal di fay enseignants yi fay bu jaar yoon parce que ñoom ñooy former xale yu war a yore réew mi ëllëg respecté leen waaye loolu yëpp duñ ko def xaalis boobu dañ koy jël ñu séddoo ko ñoom seen biir di ko sàcc nga gis koo xam ne c'est un directeur général nekk milliardaire chaque jour ngay dégg ay scandale ay kii sàcc na 94 milliards ay 32 milliards Prodac ak ay fu ne ngay dégg ay jël nañ 150 millions jox Rama Iyane Thiam ci DER bi te directeur bi moo toog waxal ko boppam muy sóob di dem naan day plainte lu directeur DER bi dina ñëw toog di wax naan ay Rama Iyane Thiam jox nañ ko 150 millions te du dëgg xanaa kooku dafa feebar wala dafa dof loolu dina ko def su ko defee après ñuy bële fi nit ñi ne plainte nañ après du mujj fenn ba gars yi fàtte ko parce que toujours dañuy def seen bopp yi ne Sénégalais yi dañuy gaaw a fàtte il oublie vite les choses loolu la ñuy wax loolu la ñuy jàppee ay dof buñ nangu loolu scandale yi fi am yëpp dëgg la Alioune Sall ak Mamour Diallo ak Mame Mbaye Niang ak Cheikh Omar Anne ñebbeeg ak kanati sax yu am yu bëri da ngay fàtte sax yëpp dëgg la amul dara bu ci nekkul dëgg mais dañ ciy dëgg seen tànk mais léegi nag ñoom lu ñuy def mooy dañuy dem xooli koo xam ne seen adversaire politique la te mu ngi fexe toujours pour seen mago yu ñuy def ak seen jubadi yu ñuy def kooku di ko dénoncer kooku nag la ñuy dem nag pour sànk ko làq ko jant bi pour mu bañ a waxati. am na benn suq bu ñuy wax Moustapha Diagne xaw ma Mamadou Moustapha Diagne xaw ma nan bëgguma sax xam seen tur parce que am na nit ñoo xam ne ñooñu li dagan ci ñoom sax mooy nga rendi leen sax na ma yàlla baal parce que soo demee bay nekk ci dëkk di wor waa dëkk ba parce que da ngaa ànd ak président bi muy def yu bonam nga xëy cautionné bay fexeel ay nit yoo xam dañoo jub yow kooku yow daganul sax ngay nekk ci dëkk ba yow rey sax moo dagan ci yow mooy Mamadou Moustapha Diagne boobu xaw ma ñu ne synergie xaw ma nan la bokk man bu génnee télé sax du ma ko seetaan parce que man awma affaire ak ay poltron man ay suqu ay naafeq man doo wax lu ma dégg man ku may déglu mooy référence koo xam ne da ngay nekk un président de la république mu am doole am pouvoir lool war a def dara nga ne ko ànduma ci te man su ma nekkoon seen place noonu laay def ba xool ndax après damay dee wala damay ñàkk ba faw wala du ma lekk du ma naan léegi nee na
bind na proposition de loi yam ba pare te moom il n'est pas député te député rek moo am droit sax def proposition de loi mais nee na da koy yóbbul député yi seen majorité bi ñoom pour ñu def proposition de loi boo xam ne képp ku ñu dàq ci administration bi yow dootoo mën a nekkati candidat ci bépp type élection moo xam législative présidentielle élection locale yi léegi loolu kan lay viser kan lañ dàq ci administration bi mooy ki nga xam ne moo leen sonal mooy le seul opposant actuel muy kan Ousmane Sonko la révélation kooku la ñuy viser pour def ay pexe te loolu dañuy wax ne Mohamed Diagne boobu noonu moo ko initié de mais loolu ñoom buñ koy réunion di ut seen ay pexe pour fagaagal ko pour éliminer ko ci géewu politique bi dañuy toog ñoom ñu réunion ko te réunion bi dañ koy def huis clos maanaam kenn du fa nekk ku dul ñoom te kenn du bàyyi journaliste mu dugg fa wala dara parce que booy nas sa ay pexe yu bon il faut nga làqatu kuy def lu bon toujours doo bëgg mu feeñ da ngay nëbbatu léegi nag su ko defee ñu ne nag Mouhamadou Moustapha Diagne moom moo xawma jiite Synergie xawma lan républicain seen tur yi ñàkk xorom yooyu suqu tekkiwuñ dara suqu waaw moom moo jël porté loi bi kii proposition de loi bi léegi da koy yóbbu assemblée nationale xam na ne ñoom ñoo am majorité foofu léegi gars yi bu ñu ko jëlee ñu voté ko jàllale ko pour éliminer Sonko loolu rek mooy but bi mais nag yàlla moo leen ëpp doole lépp lu ngeen nar a def te yàlla àndu ci ak lu ngeen am doole xam leen ne yàlla moo leen ëpp doole yàlla moo leen ëpp doole fuuf li tax ma leen di wax ne yàlla moo leen ëpp doole nit mën nga di fexeel nit ba pare balaa pexe boobu noonu di sotti yow nga dee wala am leneen lu la dal loo xam ne sax loo doo ko mën a àggali dama leen ci jox benn anecdote bu ndaw dafa am benn président bu nekkoon Nigéria ñu koy wax Umaru Yar'Adua moom dafa gaañu àggaliwul sax mandat yi après si la ko Goodluck Jonathan remplacé Umaru Yar'Adua nijaayam ak Obasanjo ñoo bokkoon benn parti léegi Sani Abacha da leen a jaay doole jàpp leen tëj leen ci kaso bi ne da leen di rey condamné à mort da leen di exécuté jàpp bés rey nijaayu Umaru Yar'Adua parce que daf leen di jiiñ comme yoo xam ne maanaam ku ko def Nigéria dañ lay rey dañ koy accusé te du nekk dëgg comme ni ñu accusé Khalifa Sall rek dafa sàcc ci 1,8 milliard te du dëgg quoi genre yooyu quoi léegi nag ñoom dañuy toog jiiñ la loo xam ne suñ la ko jiiñee ba àtte la ci ba condamné la yow dañ lay rey léegi ñu rey nijaayu Umaru Yar'Adua léegi nag mu des Obasanjo ñu jàppal ko jour ne dañ koy rey gis nga jour avant muy ñëw ci la Abacha dee président ba léegi gis nga ki mu naroon na rey noonu Obasanjo après bi kii dee bi Abacha dee Obasanjo moo génn kaso ñu fal ko mu nekk président de la République du Nigeria bi mandaayam jeexee ñaari mandat la def mu jeex mu ci partem bi mu par reconnaissance mu Umaru Yar'Adua nga xam ne mook nijaayam lañ bëggoon a reyandoor fa rey nijaayam bàyyi ko moom mu Umaru Yar'Adua jiital ko à la tête du parti ñu dem élection Umaru Yar'Adua gagné nekk président ñu empoisonné ko mu wóoluwutoon ñëw Europe pour faju si wala ay États-Unis mu dem Arabie Saoudite fa la dee après si la Goodluck nekkee président mooy vice président bu Nigéria ci jamono boobu noonu moo nekkoon vice président wu Umaru Yar'Adua Goodluck boobu ñëw benn mandat la am dem Buhari actuel président bi moo ko remplacé léegi nag loolu laa leen di wax na le comme li yàlla wax rek gis nga pexe yàlla moo ko ëpp doole wa makrum wa makrullah la yàlla wax wa makrum wa makrullah wallahu xayrun makirin pexe yàlla moo ko ëpp nit yàlla moo ëpp nit pexe wa makrum wa makrullah wallahu xayrun makirun léegi nag loolu il faut nga nekk benn jullit dëgg ku gëm yàlla pour di mën a xalaat yooyu ne mën nga di fexeel nit balaa pexe bi di egsi rek yow am lu la dal moo tax yàlla na pexe yi ngeen di fexeel nit ñi man maa leen ëpp pexe man seen pexe yooyu sama pexe la man sama pexe ko gën a kawe mooy li olof di wax ne yàlla aay ci póotum buur
da ngay weer ba mu fend mu taw ca kawam te loolu nag ñu ngi ñaan yàlla defal loolu Ousmane Sonko parce que gëm nañ ne yàlla dina ko suturaal parce que moom il est de bonne foi c'est un vrai patriote mënoon na ñëw rek bokk ci système bi def comme naafeq yi li ñuy def suq yi baadoole yi ñëw rek toog ci nguur gi ne faax sàcc lekk naan di jayaati di wax loo xam ne du dëgg bu waa ji buñ gañee waa ji nga dem toxuwaat ci beneen président ba am na ñu nekkoon ci Ablaye Wade lañ doon tagg naan Wade mooy yàlla mooy yonent bi am nañu léegi kenn ci ñoom mooy Farba Senghor moo génn barki démb ne bu ñu amnistier kii nii Karim Wade mandat bi du àgg loolu waxu nit la Farba Senghor mu ne bu ñu amnistier Karim Wade Macky Sall kon mandat bi du àgg quoi te yow ñëpp xam nañu yaay nekkoon Baye Fallou Ablaye Wade mu jaral lu nekk tey nga ñëwaat ëlbatikuwaat di wax yu ñaaw façon nit yooyu nag ñoo yàq réew ma ñooñu ñooy mbalitu Sénégal yi ñooñu maanaam ñooñu ay ordure lañ dañoo nëpp bay xeeñ da ngay di fàtt seen bakkan yi sax bu ngi leen di gisee man façon yooyu jomb naa sax pour serrer leen la main parce que dañoo salte sama loxo dafay tilim après ñooñu xam nga moo baax ci ñoom paqueté ba mu baax dam tuuri ci mbalit ma comme ordure xeeti nit ñooñu lañ bëggatul Sénégal seppi sànni waruñoo bokk sax fu ñuy si ñuy jiite Sénégal ñooñu ñun soxla des hommes sains ay nit ñu set wecc nul n'est parfait na kenn matul nul n'est parfait mais am na nit ñu baax ñoo xamante ni yor nañ ay jikko yu baax makaarimal axlaaq mooy jikko yu sell yi jikko yu kawe yi am na ñu bëri ñu ngi Sénégal bëgg sax dem dugg ci géewu politique bi mais duñ ko man parce que li fa salte moo ëpp li fa set man gis naa des gens yoo xamante ni ils sont propres c'est des saints set jub mën a jaamu yàlla ragal yàlla bëgguñ dara ku leen joxoon Sénégal ñu teg ko ci yoon jël xaalis Sénégal yi delloo ko Sénégal yi soxlawuñ sax xaalis mais nekk président di nekk milliardaire te yow mosoo liggéey loolu fan la am kon kañ yow dañ laa fal pour nga sàcc xaalis Sénégal nekk ministre nekk milliardaire fan la war a am xanaa nga am sa benn entreprise ci côté nga xam ne yow bon opérateur économique nga woon avant ngay nekk ministre wala avant nga nekk président am na ci yoroon yëngatu wala dara comme ay Papa Ngom yi tey ku leen defoon ministre Papa Ngom Sidima ak ay ñoom Serigne Mboup kenn dina lijjanti seen xaalis fan la jógee dañoo yàgg entreprendre yàgg liggéey moo tax kenn du ko lijjanti mais yow da ngay ñëw rek toog ñu ne ministre diw c'est un milliardaire maintenant ñu àndoon ak Ablaye Wade tey di fen comme genre Farba Senghor yooyu di faral Macky Sall ak ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñeneen seen xaalis ba léegi ñu ngi koy lekk fan lañ jëlee xaalis ba léegi ñu ngi am xaalis te kenn topp leen ci enrichissement illicite bi te enrichissement illicite kañ li Moustapha Cissé Lo wax keroog ci faram fàcce bi rek suñ koy wax kon ñi ñuy topp ak ñooy bëri suñ ne cour de répression enrichissement illicite waruñ cee topp rek ñetti nit wala ñaari nit mu jeex kooku des milliers de sénégalais war nañ leen mën a topp parce que ñi fa am ay alal yu illicite kenn xamul nu mu toll am na ñoo xam ne ils se sont enrichis illicitement te bëri nañ ils sont nombreux au Sénégal kon daal man li may conseil may jox sama mbokk yi encore une fois nañ jóg takku taxaw fas yéene xeex fas yéene rayante bi nekkul ay comme violence wala dara kenn ootewut loolu mais rayante pacifiquement lañu wax maanaam jóg taxaw takku pour xeexal sa réew wane ne dangaa bëgg sa réew wane na jaral na la dee pour réew mi jag pour génération future bi ñu mën leen préparer avenir bu baax comme ñun ni ñuy daj nii ñoom ñu bañ ko daj parce que ñun dañoo sonn suñ mbokk yi sonn te loolu lu ñu ko yóbbee mooy ay njiit yu bon xam nga ne Macky Sall doomam du am problème mu jàng école wala lu mu fayee école doomam du am problème mu feebar dem hôpital di bañ a faju doo leen gis mukk ci hôpitaux yi ñuy rang di jënd ticket bu ñu waree def visite médicale sax France lañuy ñëw France lañuy ñëw c'est injuste mel ni dafa am sénégalais boo xamante ni bu mag la ak sénégalais bu ndaw te ñëpp war a tolloo ñu war a def système sanitaire boo xamante ni ñëpp war a am accès ci soins yi
ñëw faju gratuitement ci li ngay cotiser ci impôt yi ngay fay ci TVA yi ngay fay mais dara yooyu yëpp day féetee boor ay baadoola benn bande d'association de malfaiteurs ñoom ñooy toog rek depuis Senghor ba léegi di def nguur gu ñëw rek ñu dem tuxuwaat ñoom ñooy lekk xaalis seen doom yi ñooy tedd seen doom yi ñoom la ñuy jël di leen génnee Sénégal ñuy dem di jàng ji France Canada léegi dañuy dem ba Chine di dem ba ay Singapour di fa jàngee ay Malaisie bu ñu ñëwee ñu placé waat leen ngeen baal ma bu ñëwee ñu placé waat leen dugal leen ci système bi ñuy continuer di jiite réew mi di nax nit ñi loolu nag nañ ko xeex mu jeex nañ bañ loolu Sénégal ñëpp a war a tolloo waaw kon donc ñu ngi leen di jox rendez-vous xam naa fii la ñuy yemale direct bi rek di remercier bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon bàyyi xel di leen wax ngeen partager vidéo yi maximum de partage ndax vidéo yi àgg fi mu war a àgg ñëpp jot si waaw Sénégal yi yeewu dafa jot il est temps nañ profité xeex pour beneen président bi di ñëw nekk président boo xamante ni mooy régler waxuma ne day régler suñu problème yépp mais lépp lu mu digaale woon ak sénégalais yi mu respecté ko def ko jël alalu sénégalais yi delloo ko sénégalais yi xale yi bañ a jëlati ay gaal di ñëw ay Europe di dee ci yoon bi wala di ñëw Europe suñu duggee ci gaal yi ba yegg si ñu leen di toroxal di leen wan na leen yéen dëkku leen fi génn leen suñu réew di leen fi siis di leen xatal te doo gis mukk benn xale tubaab bu dugg gaal na day dem Afrique su bëggee dem Afrique léegi passeport am lay jël rek dem dugg Afrique sans visa waaye ñun bala ñoo dugg France wala ñu dugg Espagne wala si Union européenne wala États-Unis wala beneen réew visa bi pour nga am ko c'est tout un problème te passeport la rek France am na passeport am Sénégal am passeport am léegi ñu ne passeportu Union européenne bi wala passeportu Europe moo gën am doole passeportu Sénégal te Sénégal di réew foofu di réew léegi ñu ne yow africain bi wala sénégalais bi pour nga dem ci benn dëkk il faut nga dem ñu tamponner le visa nga dugg fa pour nga toog ci dëkk boobu noonu da ngay am kayit boo xam ne moo lay permettre pour nga toog fa léegi tubaab bi moom day xëy rek jóg dem bu demee Sénégal séjourné ba heure bu ko neex mu ñëwaat nu ko neex lay duggee di génnee xam nga loolu c'est injuste dafa métti moo tax boo ñuulee nekk nit ku ñuul sax da ngay sonn parce que fi nga dëkk doo fa am jàmm fa ngay dem tamit doo fa am jàmm fan nga dëkk kon fan ngay amee jàmm te loolu yëpp ay nit ñu bon ay njiit yu bon ñoo ñu ko yóbbee ñoo xamante ni dañuy ñëw rek pour seen intérêt personnel rek fàtte sénégalais yi waaw bu ñu ñëwee daal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo far ñoom ñooy tedd ñooy am ay passeport diplomatique di tukki dem fu leen neex bu ñu feebaree dem faju ji France xam nga nekk ci condition yi bien sénégalais lambda bi nag moom mooy sonn mooy feebar di dee feebar yoo xamante ni tey mënoon nañ ko faj bu gaaw mais manque de moyens moo tax muy dee nga gis koo xam ne day nekk ci rang bi ba dee ci rang bi Sénégal man gis naa ko ci hôpitaux yi Kaolack ak yépp partout gis naa ko fa Kaolack gis naa fa koo xam ne ci hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass dafa rang ba dee ci rang bi nga gis koo xam ne insuffisance rénale lay amee parce que liste lay nekk dialyse bi mu rang balaa ñoo egsi ci moom mu dee am na suñ benn mbokk bu mu dal koo xamante ni Kaolack la feebaree amee insuffisance rénale ñu évacué ko Dakar man maa ko boole ak sama benn xaritu médecin hôpital boobu noonu amul dialyse du ma tudd turu hôpital bi mais amul machine bi ñu tëral ko foofu noonu di wër fu ñu defee dialyse ci clinique privée yeeg yépp partout fu nekk ñu wër fa pour mu dialyse jour bu ñu amee hôpitalu Fatick bi pour yóbbu ko foofu noonu ñu ne am na place te dafa ñaan benn xaritu benn collègue am pour mu dimbale ko parce que waa ji dafa soxla woon affaire bi en urgence il fallait mu def dialyse parce que feebar bi dafa yàgg ci moom ba chronique te xamu ko mais jour bu ñu ko waree yóbbu Fatick la dee loolu dafa métti chaque jour nga dégg ay milliards yu ñuy sàcc ay 94 milliards fii ay 30 milliards 32 milliards kii moo sàcc lii kii détourné na lii te loolu ñaata machine la waroon a jënd ñaata hôpitaux la mënoon tabax nañ xoolaat suñu bopp gis nga nit da ngay bëgg sa bopp quoi te li tax ngay am yenn yi wala nga mel nen ni yow yaay wane loolu su ko defee njiit yi ragal
kon ñu leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jërëjëf ñu doon bàyyi xel ci OSR partage leen vidéo yi maximum jaajëf